gan Cheikh Issa Sall salaamaaleykum. maaleykum salaam sëñ Babacar maa ngi lay ziar bu baax. ñu ngi lay delloo ziar di la gërëm ci teewaay bi di nuyu Georges Déthié Diop mi ñuy àndal ci waxtaan wi magistrat nga waaye yaa jiite yaay DG directeur général agence de développement municipal ADM ci wàllu politique nga jiite am dem mouvement boo xam ni buy jàppale Macky Sall la am dem mi ngi tekki agir avec Macky pour le développement de Mbour foofu sa cosaan fa nga yëngu ci wàllu politique surtout nag fës lool fan yi guléet ñu lay dégg ci rajo mbaab télé bi coowal Mansour Faye ak Ousmane Sonko jibe ba léegi ci ndaje mi Ousmane Sonko weddi woon waaye mujj gi nangu na ni am na waaye boobu fekkagul muy politique yow nag yaa fexe woon ndaje moomu am diggante Mansour Faye ak Ousmane Sonko li nga xam ne nag moom mooy coow li mooy dañ ni yow yaa ko fekkee waaye Ousmane Sonko weddi na ni moo sàkkoon ndaje mi nee na yéen a ko wóolu woon loo ciy leeral la ko tontu. waaw maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu auditeurs rajo RFM yëpp di nuyu waa Sénégal yëpp di wax ne comme ni nga ko xamee ñu ngi nuyu tamit waa Mbour bu baax parce que Mbour mooy sunu cosaan fa la ñuy defee lépp li nga xam ne mooy li nga ma interpellé léegi mooy diggante coow li amoon si affaire audience Ousmane Sonko ak Mansour Faye man sama rôle si bi audience bi di am comme ba léegi nii moo nekkoon donc pour audience bi Ousmane Sonko sama xarit la moo ma sollicité woon pour gis Mansour Faye pour mën a àgg si président parce que amoon na soxla bu mu amoon pour président man en tant que xaritam ma jàppale ko si fexe ba Mansour Faye recevoir ko si bureau am je crois que bu fekkoon ne Mansour Faye moo doon wër pour rencontrer Sonko xëy na kër Sonko la koy dajeeg moom wala si restaurant wala feneen mais comme Sonko moo doxal tànkam ba ñëw ba biir bureau Mansour Faye mënul défendre ne Mansour Faye moo doon wër pour rencontrer ko wala yu demee noonu loolu mooy première chose bi. deuxième chose bi mooy audience entre deux Sénégalais man dama si gisul problème bu tax Ousmane Sonko waroon ko weddi bu metti boobu boole si nag ak moom ak ay nitam yenn responsable yi si réseaux sociaux yi boole ko ak saaga yo ñàkk a teggin goo xam ne si dëkk bu mel ni Sénégal man yéemoon na ma ba nga xam ne tuddoon na ci sama tournée ki fekkoon mbir mi c'est un fonctionnaire un magistrat secrétaire général délégation ñëpp xam ne Cheikh Issa Sall la man mosuma gis si sama àdduna nombre de saaga yun ma saaga man si réseaux sociaux yi ndax tout simplement wax nañ ne man maa fekk benn audience yooyu yëpp nag ay mbir la yoo xam ne man daf ma jaaxaloon lool moo tax li nga xam ne def naa ko si également après mooy seede dañoo nekk si dëkk bu tudd Sénégal boo xam ne dañoo am ay mag yu baax yu fi nekk ñuy roy si ñoom di déglu seeni wax di ko jëfee mu am si mag ñooñu ku tudd sëñ Abdou Lahad Mbacké ñuy ñaan yàlla tax ñu si barkeem mu ne woon bu sa xarit tooñee wala mu wax lu dul dëgg booy seede nekk yow yaa tooñ wala li nga wax du dëgg buñ nekk après dañ lay rey wala dañ lay dóor ndax li nga tooñ wax li nga wax lu dul dëgg nga ne leen boole leen ma ci bu ko defee ñu mën la see ruus ñu bàyyi ko man sama taxawaay si mbir mi mooy gis naa ne Ousmane Sonko lu mu wax du dëgg parce que man seede laa si audience bi nga xam ne man maa ko jàppale woon pour mu gis Mansour Faye ma seede rek ci sama akulaay taala ne audience boobu am na te bi ma ko waxee si suba gi moom si ngoon gi reconnaître na ko lu muy gën a dugg si weddi mi ak yooyu nag di gën a dugal boppam parce que dëgg moom dëgg dong lay mën a nekk diw moo ñëw di ma seet pendant 2 jours pour am ak man audience ba pare diw moom nga dem fekk ko si bureau loolu xel mu rafet mënu ko dégg. beneen bi mooy bi mu duggee si explication yi mooy dernièrement bu mujj bi def naa ne Sénégalais yi tamit yàlla may na leen xel yàlla may na leen ràññee ba explication yi mu dugg boo ko dégloo di ko xool bu baax da ngay jàpp ne maanaam dafa mel ni Ousmane Sonko respecté wu sax Sénégalais yi première chose bu muy expliqué nee na bi muy dem ci audience bi il était secrétaire général
honoraire du syndicat des impôts et domaines un secrétaire général honoraire ban mission la mën a doxal syndicat bu dul bu cérémonie amee ñu tegal la siège nga toog ba muy dem est-ce que secrétaire général en activité bi yëgoon na ko est-ce que xamoon na lu mu fay uti est-ce qu'il avait une mission boo xam ne nii dañ ko dénkoon ne ko demal nga doxal ñu lii loolu c'est la première chose. léegi lu mu doon dox si Cheikh Issa Sall. waaw ginnaaw ne nga yëf yi am na te am na lu mu doon lijjanti si du mbiru syndicat lan la wut si woon ci Mansour Faye. xaaral ma àggali si loolu rek premièrement donc mbiru syndicat bi moom day taxaw na le parce que syndicat bi amoon na secrétaire général bu tudd monsieur Pouy kooku bu amee lu ñuy dox si syndicat bi moom moo ko waroon dox. Elimane Pouy beneen bi mooy nee na c'était un inspecteur bu doon contrôler ba gis ne président Macky Sall dafa am société bu am ay terrain mu ne si diggante boobu si lañ ko oowee pour mu ñëw pour ñu xool nu ñuy waxee ak moom nangam man de je suis contrôleur je suis magistrat de la Cour des comptes loolu mooy sama profession contrôler nit ba envoyé ko commandement ba yónni ko ay convocation di ko vérifier ba pare jaar ci suuf di ko jéem a gis loolu bokkul ci éthique bokkul ci déontologie loolu c'est contraire à toutes les normes d'audit man yi ma jàng ba ma commencé di contrôler ak léegi yaa ngi contrôler nit yónnee nga ko commandement gis nga ay mbir yu mu def yoo xam ne jaaduwul ba pare ngay jaar ci ay mbokkam pour gis ko loo koy doyee loolu tamit moom war na ko wax sénégalais yi parce que ci biir bi mu demee live am boobu noonu ci Facebook bi wax na ci lu mel noonu anticiper na également ci ne xam naa bu subaa rek dinañ wax affaire Tahibou Ndiaye bi li tax muy anticiper noonu dafay bëgg di dox toujours ci xelu nit ñi te loolu baaxul gis nga Sénégal c'est un pays boo xam ne ay nit ñu yàlla baaxee ci wàllu xel ak xalaat ñoom ñoo fi nekk loo fii def rek yéemal transparent bu baaxee nga jël say responsabilités bu bonee nga jël say responsabilités parce que lu waay di ragal ba di ko dox guddi na ko bàyyi parce que fii lépp ay mujj feeñ. lu tax nga ni dafa anticiper ci mbiru Tahibou Ndiaye di njiital cadastre ga woon nga xam ni buñ fàttali ko topp nañ ko sax ci mbiru Karim Wade lu mu seq ak Ousmane Sonko ak lu ko Ousmane Sonko doon doxal ci foofa kon ci seen i kàddu. xam nga ñëpp ku nekk ci dëkk bi fii xam nga diggante Tahibou Ndiaye ak Ousmane Sonko loolu du nit ñi inventé mais Ousmane Sonko moom moo ko wax moom moo ko wane moom moo dem ci émission moom ci boppam moo ne moom moo fay avocat yi nga xam ne ñoom ñoo doon défendre Tahibou Ndiaye loolu wax na ko ci benn émission bu mu séq ak Pape Alé Niang loolu nag c'est totalement contraire ak principe yi nga xam ne ni moom lay wane fi mu nekk nii maanaam di tàllal loxo naan man dama set di joxoñ nit ñi naan leen da ngeen a lëndëm da ngeen a triant ay sàcc ngeen te joxoñ nag dafa baaxul sam papa dafa ne moo toujours ne ma moytul di joxoñaate parce que boo taalalee nit loxo ne kay da ngaa bon sa ñetti baaraam yi ñu ngi la naan yaa ko gën a bon ñetti yoon moo tax nit ki da nga war a maanaam wàññi sa bopp rek xam ne ay insaan lañ insaan mooy koo xam ne dafay juum dafay def erreur dafay def lu nekk. mais lan moo nekkoon soxla wi bi mu amoon ci njiit réew mi. soxla bi moo nekkoon ba mujjewul sax egg ci njiit réew mi lu gàntaloon audience bi aussi. soxla bi moo nekkoon bëgg rek président Macky Sall wañ loxoy justice bi pour Tahibou Ndiaye ñu mën ko génn ci li nga xam ne ci la nekkoon loolu nag. boobu ñu ngi ci coowal traque des biens mal acquis. ñu ngi ci coowal traque des biens mal acquis te ci ñi doon topp yëpp à ma connaissance man Tahibou Ndiaye rek mooy ki nga xam ne moom moo ci signé woon benn PV de médiation même bu fekkee ne après mu ngi ko doon bañ. maanaam liñ koy tuumaal da ko bëggoon a fay. waaw kay d'accord ba ne dinaa fay genn wàll gi. léegi kooku yow bu fekkee ne da nga ne yaa gën a set ñëpp yaa gën a baax yaa dàq jàng ñëpp yaa mën ñëpp ba pare ngay dem di jaar ci suuf di bugg a défendre koo xam ne moom ci boppam accepté na def na lu naka su dul noonu ba alal ji nga koy topp sax genn wàll gi mën na ko joxe loolu c'est contraire ak li nga xam ne kanam gi nga xam ne xar kanam gi nga xam ne moom Ousmane Sonko di wan Sénégalais yi. te nag il faut que yu mel noonu ñu koy bàyyi xel. léegi yow ñu koy bàyyi xel. yow na nga bu continuer di weddi dana gën dugal boppam ndax da ngeen yor leneen li nga xamante ne mën na indiwaat ay firnde lu bokkul ak enrichissement bi ngeen fësal jamono ji te fan yee passé. non xam nga moom ci boppam mooy dugal boppam
parce que yii ma leen wax nii yëpp moom moo ko waxal boppam moom moo fi wax ay secrétaire général honoraire te ñëpp xam nañ ne ñun ay sénégalais lañ jàng nañ tuuti et puis syndicaliste yaa ngi fii ku mel ni conseil économique social et environnemental ñu ngi doon wax présidente honoraire bu Aminata Tall ban mission la mën a doxal actuellement conseil économique social environnemental bu Aminata Touré yëgul honorariat mooy dañ la koy sagale bu ñu amee cérémonie nga ñëw toog moom moo wax loolu moom moo wax ne da doon contrôler président Macky Sall ba gis ay luubal yi mu def ci affaire suuf fayul impôt mais ku mel noonu koy contrôler ba àgg foofu noonu ci contrôle bi nooy mën a jaare ci suuf bu ko gis dama ne lu muy gën a wax moom di gën a dugal boppam li tax mu perdroon les pédales li tax mu tàggoon ak sogoom bi Mansour Faye évoqué affaire audience bi mooy moom xam na la ca biir audience ba xam na la mu fa wax xam na la mu doon ut si audience bi te jour dina ñëw bu continuer jour dina ñëw moom si boppam xam nga waaw da ngay jël sa mbaal di ko wëndeel di ko wëndeel di ko wëndeel di ko wëndeel ba far këpp ko sa bopp loolu moo ko nar a dal si li nga xam ne ni mooy audience bi man su doon may moom bi Mansour Faye waxee affaire audience bi da nga koy banaliser rek nga jàll dem si yoon parce que moom xam na li si xew yëpp xam na lu mu si doon dox yëpp te loolu c'est totalement contraire ak visage bi nga xam ne ni moom la bëgg a wane si kanamu Sénégalais yi di ko doxee ak arrogance ak saaga yoo xam ne ni man loolu nag ci li ma gën a maanaam sonal si mbir mi mooy loolu. mais yow est-ce que yow ci sa wàllu bopp aussi. est-ce que amoo fenn fi nga xamante ne war nañ la faa mën a ŋañ. ndax yow yaa provoqué audience ba. te nee nga lii ak lii taxoon te loolu nee nga du lu jaar yoon. xam nga wax naa la ne man lépp lu ma def dama koy assumer Ousmane Sonko bu toogee ak man ma am relation yo am ak man mu joytu ma bëgg gisam Macky Sall man ma ko yóbbu directement si Macky Sall j'étais le secrétaire général de Mansour Faye ma jàpp ne su ma jaaree si Mansour Faye moom dina àgg si Macky Sall. ba muy sàkk audience bi xam nga lu muy wuti wala xamagoo lu muy wuti. non xam naa lu muy uti mais xaw ma woon ne noonu la ko buggee parce que tamit jàppale nit si côté boobu mën na nekk nga bàyyi ba nga wax ak moom wax président Macky Sall par exemple wax ko li nga bugg président Macky Sall bu juste yi defee liggéeyam ba pare am na pouvoir yoo xam ne c'est pouvoir constitutionnel ñoom grâce a ngi fi médiation pénale boobu mu ngi fi yeneen ak yeneen ñu ngi fi bu boobaa président Macky Sall mën na utiliser ses pouvoirs yooyu nga xam ne constitution bi moo ko jox pour jàppale Ousmane Sonko si lu ma bëggoon mais quant à weñ loxo magistrat yi ne coûte que coûte procédure bi dañ ko war a arrêter man loolu su ma ko Ousmane Sonko waxoon avant muy dem si daanaka loolu moom président Macky Sall du la ko defal jamais si àdduna donc audience bi problème bi si njëkk mooy weddi bi ba pare accepter ko mais weddi bi nag comprendre naa ko ni mu tiitee ak arrogance ak saaga bi mu si boole yëpp mooy ne moom xamoon ne li si biir bis bu génnee c'est pas bien pour image am ak par rapport ak li muy wax Sénégalais yi moo tax ma dellu siwaat si joxoñ bi nañ moytu suñu dëkk biir ñuy joxoñante dakaa bon maa la gën a baax maa la gën a set beneen bi mooy ñu bàyyi dichotomie bi ñuy def entre haut fonctionnaire bu décidé ne da ngay jàppale président Macky Sall sàcc nga haut fonctionnaire bu décidé ne da ngay jàppale président Macky Sall tu n'es pas compétent haut fonctionnaire bu décidé da ngay jàppale président Macky Sall yow xamuloo dara wala daa am looy nëbb haut fonctionnaire nag bu dem opposition yow héros nga yaa gën a set yaa gën a baax loolu amul te cas bi si gën a flagrant mooy kaawu Thierno Alassane Sall bu nekkee si pouvoir bi ŋàññ ñi commencé ba mu demee opposition héros yooyu noonu il faut que ñu bàyyi ñu xam ne ñun ñëpp ay Sénégalais lañ te en démocratie il faut que am ñu ànd ak pouvoir bi am ñu dem opposition mais fii Sénégal léegi dafa am benn terrorisme intellectuel bu ñu bëgg instaurer boo xam ne en tout cas ñu mel ni man duñ ko d'accord. léegi am na ci loo xam ni tam moo ëlëm ñëpp mooy vocal bi nga xam ni moom la Ousmane Sonko defal ci WhatsApp ñu jékki-jékki mu génn ci mbedd mi. mooy li Mansour Faye waxoon ne bu ne prip ñu génnee ko yëf yi génne na Yakham Mbaye njiital Soleil bokk ci APR moo ko njëkk a génne yëf yi mujj tasaaro yow nan la Ousmane Sonko yónnee vocal ba mu génn itam.
waaw ni mu génnee moom ki ko génne defe naa ne assumé na ay responsabilités ne moom moo ko génne loolu moom buñ koy laaj par rapport ki ko génne si domaine public bi boo leen gisee yaa xam bay moom dina leen laaj yëf yi sa téléphone la dem. yaa ngi dégg dina leen laaj di nga leen wax moom fan la ko jëlee ay journalistes yi ngeen xëy na moom dina wax ay sources am nangam mais naan li nga xam ne moo ci am mooy Ousmane Sonko si boppam moo autorisé woon tout le monde ne képp ku am benn élément bu mën a prouver existence audience bi rek na nga ko génne ne yéen journalistes yi yéen ñëpp aywa dem leen ne Mansour Faye yaa ne woon prip nee naa prip 10 000 yoon journalistes yi dem leen seeti bépp élément de preuve boo leen mën a am pour indi na preuve bi am na loolu amul wax ci lu dul jeex du xaaj Yakham Mbaye c'est un journaliste il a eu les preuves pour ma wane ne maanaam audience bi am na ba mu ko defee tamit Ousmane Sonko si boppam dellusiwaat na justement parlant de preuve parce que li nga wax ni yu bëri mbirum tuuma la te firnde gi desandi naa leer ndax la nga ne moom la Ousmane Sonko yi soxla woon ak li ko taxoon a jóg est-ce que am ngeen firnde yi dëggantaan ngir askan wi lépp leer ci ay gëttam. xam nga dama lay wax ne kii xam nga làmmiñ dafa doy waar français moo koy wax xam nga philosophie traducteur traître boo waxee rek feeñ olof yi ñoo koy wax ku wax feeñ moom mooy wax def si live am ba sa fin ba mu ne xam naa bu subaa sax dinañ ne lii moo ma indiloon lan moo tax waxul ne bu subaa sax dinañ ne xam naa ne li may kaas terme sud bi wala li may dossier yi may yor si terme sud bi wala bu subaa sax dinañ wax ne li may wax si inondation yi moo tax wala bu subaa sax dinañ wax ne lii ak lii ak lii bi ma nekkoon syndicat bi li ma doon kaas moo tax lan moo tax moom mu désigné nii rek ci xel mi nii rek ne bu subaa sax dinañ indi affaire Tahibou Ndiaye bi. oui mais yow déjà ne nga mbiru Tahibou Ndiaye nga taxaw léegi est-ce que am na firnde mbiru Tahibou Ndiaye ko taxaw mais dama la bëgg wax ne loolu rek déjà firnde la traducteur traître ku wax feeñ man wax naa ko moom wax na ko te boo leen poussé ba si biir di ngeen xam ne loolu exactement moo nekkoon préoccupation te loolu moo tax tamit bi Mansour Faye ne audience rek mu naaw commencé di saaga nit ñeeg ak di weddi. mais Sénégal daal man jàpp naa ne boo yëkkatee sa loxo ne damaa bëgg a jiite nit ñi war nga si boole tamit ne jël ay responsabilité bi si nekk mooy ñun ñëpp ay nit lañ parfait moom amul si Sénégal fii da ngay am si yu baax am si yoo xam ne nii naka si dul noonu la yu baax yi ngay fexe toujours di ko yokk nag di ko muy gën a dem si kanam naka si dul noonu ngay fexe toujours noo koy wàññee te moytu di joxoñ nit ñi parce que ñun ñëpp ay Sénégalais lañ on a été éduqués dans les mêmes conditions ku nekk da ngaa jóge si kër nekk ambassadeur kër googu saaga yi nag ak xaste yi ak man maa gën a baax te ñun ñoo bokk fi ñu jaar yëpp xamante nañ bu baax dañoo génnandoo école defe naa ne si carrière administrative loolu mooy leen Ousmane Sonko ku ne xam ne am na alal ndax mi ngi politique gis nañ moyens yi da ngaa jàpp ni lii mu am ni ci koom ak diisaayu loxoom ci wàllu woowu jaaduwuta Ousmane Sonko de 2016 ba tey liggéeyul waaye mu ngi def ay activité am comme ni mu ko buggee kon mënul wax ne ñun ñi nga xam ne boobu ba tey ñu ngi liggéey te yàlla def na tamit poste de responsabilité yi ñu occupé ñun ci administration bi moom yàlla mayu ko chance mu occupé yi ponk ci mel noonu Ousmane Sonko masul nekk directeur masul nekk chef de division masul nekk directeur général masul nekk directeur de cabinet masul nekk secrétaire général masul nekk ministre masul jiite ñaari nit ci administration pendant 15 ans de service kon mënul wax ne moo ñu gën a set moo ñu gën a compétent moo ñu gën a maanaam war ñoo mën a ëpp ay moyens yu mu politique ñun ku si nekk boo mayee sa voisin benn saaku ceeb sax mu ne da nga koo sàcc façon boobu laa wax ne il faut que ñu bàyyi ko si politique ñu respectante ku nekk vision ba nga am position ba nga am fa nga féete nga jàpp ne foofu yow foofu nga féete fa nag en toute responsabilité te ñeneen ñi nga may leen jàmm yaa ngi dégg bu élection jotee nag ku mu neex nga voté ki la neex mais saagante bi daal xastante bi ak jàpp ne man maay Mamadou xaw ma ñeneen ñu ñooy xaw ma ni ko olof yi di waxee
façon boobu laa ne loolu baaxul. jërëjëf Cheikh Issa Sall magistrat jiite ADM agence de développement municipal jiite itam kuréelu politique gi ñu naan am dem te ne ca Mbour tey jàppale Macky Sall yow yaay ki fekke woon gise baak Mansour Faye ak Ousmane Sonko ci coow la ca toftalu fan yi jërëjëf Alaaji Georges ci Diop jàngeen jëf mbokk yi kàddu gi léegi ñu jëbbal ko Alaaji Ndiogou Diène ak Astou Mbène Thioub bu jaajëf yendoog jàmm